asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki auditeurs yi mbokki auditrices yi ni nu baaxoo di ko defee rek ay bés bu jot si waxtu wi dellu si nanu fas yéene ànd ak yéen si seen émission actualité politique de la semaine actualité politique de la semaine seen xarit Chérif El Walid di leen ko defal ànd ak tey si studio bi soxna Mariam Sall mu feggoog sëñ Sidi Fall mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di rafetlu safoo gi ngeen safoo seen émission bay ànd ak ñun ay bés bu jot si waxtu wi waaye it di sant di nuyu di dalal suñuy invité du ma def dara nag damay daal di jox soxna Mariam Sall mu nuyoog mbokki auditeurs yi ak mbokki auditrices yi nu daal di wéy rek xus si émission bi incha allah soxna Mariam kàddu gaangoog. asalaamaaleykum fidèles auditeurs et auditrices bu Sunuker FM maa ngi nuyu ñëpp bàyyuma kenn te di remercier Al Walid ci invitation bi nga ñu defal ni ci plateau bi ñu fas yéene waxtaanee sujet d'actualité comme d'habitude di ñaan yàlla ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim jeexale ko alhamdulilah rabbil alamin te lépp luñ fiy wax rek muy li nga xamante ne ngëneel lay doon mu dugg ci nopp doomu aadama yeeg auditeurs yi ba ñu mën ko jëfee jëriñoo ko lépp muy njëriñu askan wi lépp muy njëriñu Sénégal lépp muy njëriñu àddina wërngal képp ndaxte àddina ñun rek ñoo fi nekk doomu aadama yi ak yeneen espèces yi nga xamante ne yàlla bind na ko ci kaw suuf te gis lu gis Al Walid am na début waaye aussi am na fin dañ ñaan yàlla rek yàlla di ñu may ñeexital bu rafet kon nag maa ngi nuyu ñëpp te di la jaajëfal une fois de plus. jërëjëf soxna Mariam Sall rafet na sëñ Sidi Fall ànd na lan ngay nuyu mbokki auditeurs yi ak auditrices yi nu àndal si waxtu wi Sidi kàddu gaa ngoog. asalaamaaleykum wa rahmatullah auditeur ak auditrice su Sunuker FM seen xarit seen mbokk Sidi Fall mooy dugg di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di ci nuyoo Chérif El Walid di la wax ne jërëjëf jaaraama si dalal bi ñu dalal di nuyu soxna Mariam Sall soxna Mariam maa ngi lay ziar di la jox sa wàccuwaay di am mbégte di bokk ak yow plateau bi baax na jërëjëf. jërëjëf Sidi ma leen di sant di leen gërëm rek muy mbégte mu rëy si man ma jàkkaarloo waat ak yéen tey si plateau bi soxna Mariam Sall sëñ Sidi Fall mbokk yi di leen fàttali ni yéen a ngi si Cap Sénégal Natangué la convergence alternative pour la prospérité Sénégal Natangué bi président Abdoulaye Fall jiite mu lëkkaloo si partenariat ak Sunuker FM mu di la première rajo panafricaine di émettre depuis Los Angeles yéen a ngi si seen émission actualité politique de la semaine. mbokk yi nag fan yi génnoon naa fi Dakar dem Fouta Toro waaye tey damay génnaat Dakar ndaxam damay génnaat sax Sénégal waaye maa nga jëm Fouta Jalon mbokk yi ñoo nga jëm Guinée ñëpp xam lu rëy li fi xew si fan yi mooy élection présidentielle yi nga xam ni ba tey coow la fa bàyyi élection présidentielle bi nga xam ni ba tey reyante la fa bàyyi élection présidentielle yi nga xam ni ba tey ay bakkan a nga fay wadd dandi nag bu sa kër dëkkandoo dee lakk boo toogee ne sama yoon nekku si day boo moytul mën naa takk lakk ba jàppale sa kër ba tax na nag doonte kon mënuñu see sori waaye du teenu yëkkati ay kàddu jëmale ko si xew-xew bu rëy boobu nga xam ne moo xewoon sa Guinée si fan yi mooy élection présidentielle yi kon nag du ma def lu dul wàññeeku rek jàkkaarloog soxna Mariam Sall soxna Mariam maa ngi lay nuyuwaat di la dalal jàmm soxna Mariam coow li bari na Guinée soxna Mariam ay bakkan na ngay root Guinée soxna Mariam Guinée ngay yàqu doole sa la mu yàqu woon nag soxna Mariam Sall élection présidentielle yi di tasaare Guinée yow ban jàngat nga si am ban gis-gis nga si am lan nga nu si mën a wax maag samay auditeur soxna si kàddu gaangook. jërëjëf Al Walid
may albatiku rek di delloowaat nuyu Sidi Fall te di ko wax ne c'est un réel plaisir de partager le plateau avec lui mbégte bu mag la ndaxte partager ak moom plateau njëriñ rek lay doon parce que li muy développé mooy riche macha allah. kon nag Alwalid may wax rek ne xëy na Guinée tey moo nekk au devant de la scène mu lu metti nag di dal seen kaw te nag mu mel ne indi bi fépp la suusandoo surtout en Afrique ndaxte mbirum troisième mandat yëngal na Afrique de l'Ouest am na ñu jaar doon a jéem a jàllul am na ñu taxaw di xaar di xool situation Guinée nan lay demee ndax day nooy wala du nooy pour ñoom tamit ñu mën a xuus jàll waaye nee nañ yàlla rek moo fi nekk yàlla muy tabb nit yàlla muy dooleel nit ba indi ko teg ko ci boppum réew ne ko jiital ma ñii seen destinée kon nag moom bu nammee jeex rek mën na ko jeexal nañ ñaan yàlla yi tamit mu jeex ci anam yu rafet waaye li jàngat bi ma ci am Alwalid mooy Guinée ci élection yi gis nañ ne la Guinée est livrée à elle-même destin nekk ci loxo ki nga xamante ne vraiment day disposer de la vie des citoyens comme bon lui semble muy rey comme des nit ñi comme des mouches pour accéder ci pouvoir bi ak toog ci tamit mu jaral ko lu ne mu dem ba yegg si di ko monnayer au prix fort de la vie de ses citoyens muy citoyens yi nga xamante ne Alwalid président bi luy yelle fa mag ak citoyen yi mu war leen assurer sécurité assurer leen protection assurer leen une vie plus ou moins décente cadre de vie bu paisible tey moom moo ëlbatiku ndax soifam de pouvoir tey tamit muy habitué des faits ndaxte 2010 falom toujours de ça laisse à désirer falom dafay emprunté de sang muy def nag lu ko neex biir Guinée waaye Alwalid résultat yi bertuñu woon xamoon nañ ne fii la ñuy mujjee ndaxte Afrique dafa mel ni démocratie am dafay gën a dellu ginnaaw ndaxte boo demee bay privé nit ñi seen expression le plus absolu mooy exprimer ce vœu ngay demee élection ñuy tabb ki nga xamante ne moom moo ñu doy pour mu jiite réew ñu exprimer jaar ko ci suffrage universel nga ëlbatiku jalgati say jalgati truqué élection yi wuuti say yeneeni PV indi teg opprimer séquestrer sa opposant réduire mobilité am pour lan pour mën a toogaat ci jal bi Alwalid muy lu metti ñuy mastawu suñu mbokk guinéen yi ndaxte ñu ngi dund lu metti waaye nag am na leen loo xamante ne nit buñ la takkee buumu jaam ci sa baat ngay dox yow rek la neex kon nag ñu ngi cay nekk ñu ngi jéem lu ñu mën nañu gën a mobiliser wu davantage waaye nag ñu gis ne quelle est la responsabilité de la CEDEAO ak opinion internationale face à cette situation ignoble bi nga xamante ni Guinée mu ngi koy dund ñëpp a ngi toog di seetaan naam bi Yaya Jammeh sonale woon na waa Gambie Sénégal defoon na réaction fépp ci àddina yi wërgal képp ñu def réaction ñëw gérer situation boobu ba di jàmm dellu ci waat ci biir Gambie lan moo dox ci diggante aussi tamit ñu taxaw Guinée ki nga xamante ne
nit ñi bakkan yaa ngi wadd àppul xale bu ndaw àppul mag pour lan ëpp leen doole ne tey li ma bëgg mooy nekk waa nag màggetum 82 ans lan moo ko jaral mu ne tey dinaa toog ci nguuru Al-Walid bay daanal ay bakkan te ñu gis ne ni aussi tamit chef d'état africain yi waxuma la Guinée kese nu ñuy jalgatee les textes sacrés de la République tey dañuy toog ne man de 3e mandat duma ko def bu ñu demee ba ci biir jalgati constitution conseil constitutionnel valider seen candidature ñu génn suñu ñuy wàcc ci terrain bi daw wuti ñu ëlbatikuwaat jalgatiwaat truqué élection yi ba génnaat Al-Walid on est où? On est dans quelle Afrique? Afrique bi nga xamante ne chef d'état yi lu leen neex la ñuy def kii mu rawati ci lu ko neex lay def di opprimer la race peul di def lu ko neex ku ci am xaalis mu ñëw piller sa boutique rey la pour lan au nom de quoi et on le laisse faire depuis 2010 ba tey Alpha Condé mu ngi nii di dundee lu ko neex biir Guinée te kenn du ne bu kenn du ne baax kon nag Al-Walid loo gis dafa doy loo gis dafa doy ma neen la CNI boobu seen commission nationale indépendante lan la ñu def ñii jékki-jékki nañu bàyyi ñii am continuer lan moo ci xew Al-Walid commission boobu dañ leen menacer wala dañ leen corrompre ba ñu mën a jékki-jékki génne ay résultats partiels lan moo waral Al-Walid nit ki boo créé ay organes doo ko jox liberté mu mën a liggéey boobu ci anam ya mu war mu ànd ak impartialité ànd ak transparence xam naa ni daal li nekk biir Afrique li fi feebar bari na liberté dañ koy dégg rek waaye tamit jafe na ci exercice fonction doomu aadama yi ñuy tabb toujours pour ñu gérer ay élections wala ci yeneen fànn yi mu nekk Al-Walid seen situation métti na ñu ngi ñaan yàlla décanté ko mais pour mu décanté ko il faut aussi qu'il y ait l'appui international pour ñu mën a gérer problème mu Guinée une bonne fois pour toutes. Alpha Condé libéré fauteuil bi dem à la retraite dund ci leneen bàyyi Guinée ci jàmm ak salaam. jërëjëf soxna Mariam Sall njàngat mi am na solo sëñ Sidi Fall si yow laa jëm si waaw sëñ Sidi Guinée dafa xaw doy waar ni mu tëddee mu waral seeni élection boo ko xoolee ba si biir ñoom vote ethnique la ñuy def maanaam xeet bu si nekk foofu rek dafa mel ni sa xeet rek ngay voter muy lu doy waar nag parce que Guinée wute na ak Sénégal wax dëgg yàlla wute nañu si démocratie fi nu toll niveau yi wute nañu si lu bari kon Guinée dafa mel ni xeet bu nekk xeetam lay voter muy vote ethnique di lu doy waar waaw nga yaakaar ni seen vote ethnique yooyu est-ce que du moo leen indil problème est-ce que du loolu moo tax nuy faral di gis lu mel nii si ay élection présidentielle Guinée ni ko Mariam Sall waxee léegi sëñ Sidi Fall yow laa siy déglu kàddu gàngoog. waaw Chérif sa laaj bi sa question bi am na solo waaye damay wax rek xanaa ndeysaan Guinée ndeysaan ak waa Guinée ndax bakkan Chérif dafa fort comme ni nga ko xamee nga gis nit ñi di dee saa su ne en Guinée mu nekk lu doy waar ndax vote ethnique moo yóbbu Guinée ci lii Chérif
xëy na sax su doon vote ethnique rek si la ñu yem ree du ci am ba ñuy egsi fii waaye Guinée amul élection mosul am élection c'est-à-dire ki fa nekk di Alpha Condé yor pouvoir si loxoom di commander armée bi di commander lépp luy yëngu Guinée jël armée bi xupp leen si kaw population bi ñii leen di rey ñuy dee comme ay mouche te nag man li ma ci gën a métti rek mooy atte du am kenn du atte lu tax kenn du atte ñu ne am ñu xalaat CEDEAO pour mu dem dakkal loolu waaye CEDEAO comme niñ ko xamee comme ni ngeen ko xamee ñan ñoo fa nekk su ngeen di cité ñetti président la ñuy cité ci kaw Alpha Condé la Ouattara la Macky Sall la si misaal Gambie li fa xew ba mu fa xewee Macky Sall moo fa jiitu ñiy dem ñu ko fay fekk ko fa ñu génne fa Yaya Jammeh pourquoi parce que mayul jàmm CEDEAO parce que mayul woon jàmm tubaab yi moom Yaya Jammeh parce que amuñu benn intérêt foofu Gambie voilà ce qui s'est passé léegi tey lii xew na Guinée te su benn Emmanuel Macron bu ndaw bi waxoon ne na jeex rek bu subaa nga gis armée sénégalaise ak ivoirienne nag lépp dem fële Guinée Conakry mais du demee noonu parce que ka fa nekk lañ bëgg mu nekk fa Alpha Condé lañ bëgg mu sax fa parce que lobby la ñoomi neen ñoo bëgg a lëmbe Afrique dafa def lañ fay bëgg a def di def Afrique luñ fi bëgg a def Chérif loolu mooy dëgg mais tey Ouattara il est très mal placé pour wax ne Alpha Condé demal sa yoon parce que li Alpha Condé def moom lay xëccu moom déclaré na ko ba pare commencé na nit ñaa ngi fay dee aussi fii président Macky Sall soo waxee ñu ne waxagu ko mais mi ngi posé acte yi 3e mandat la bëgg mais il est très mal placé pour wax Alpha Condé li nga nekkee du yoon te nag lii raam si ñag ba la jëm lii raam Guinée jaar Côte d'Ivoire gis nga suñ si jógul ñu si war a wax ci day agsi fii si Sénégal parce que lu dul dëgg ko gën Chérif lu dul dëgg moo ko gën gis nga Afrique dafa gëjëm ay élection te yaa ngi tudd élection ethnique mais fii lan lañ fi gis fan yi mais loolu noonu sax mi ngi fii xeeñ ba am nañu am audace su jëkkati seen baat di ko wax ci kaw kon li dal Guinée la dal ñu koy méttilu di leen masawu coono waaye Sénégal muccagu ci te Côte d'Ivoire commencé na kon Chérif fan la ñu jëm yàlla rek moo xam waaye nag dañ koy wax su dee dëgg la seul le peuple est souverain te tous les pays du monde ont leurs martyrs foog population bu xamul loolu taxaw foofu mu taxaw li nekk fee Guinée Conakry mooy lëmbe Afrique ba pare loolu mooy continuer pour toute une vie entière yàlla nañu yàlla mosal ci loolu Chérif am na loo xam ne nguur jaru ko nguuru yàlla rek moo dul jeex Guinée daal ndeysaan waaye Afrique tamit ndeysaan jërëjëf sëñ Sidi Fall am na solo soxna Mariam Sall si yow lay dellu si soxna Mariam Sall nag dafa am aussi loo xam ni il faut nu reconnaître ko nangu ko Alpha Condé ak lépp lu mënti am nax na Guinéen yi nax na leen parce que daf leen yóbbu référendum nu woteel ko oui mu war a mën a am oui boobu war ko mën a may 3e mandat est-ce que Guinéen yi nelawuñu woon si waxtu woowu parce que man loolu laa gis référendum la jaar ak ñoom nu woteel ko oui oui boobu moo ko may mu mën a présenté wu si élection présidentielle yi donc dafa mel ni Alpha Condé aussi dafa nax peuple ba est-ce que yow gisuloo loolu soxna Mariam loolu di benn question mais beneen bi si des aussi mooy li sëñ Sidi Fall wax dëgg la mais Sénégal wute na ak Guinée parce que vote ethnique wax dëgg yàlla
amagul Sénégal nag te yow vote ethnique boobu aussi nan nga ko gisee est-ce que yaakaaroon ni tant que loolu ma nga Guinée dinañu yéex a am li nu bëgg soxna Mariam yow laa jox kàddu gi di la si déglu maag samay auditeur jërëjëf Allo Walid bu ñu ne vote ethnique amul Sénégal élection yi fi passé Al Walid lan la ñu dégg Nene Bandum muy li nga xamante ne ñoom chef d'état yi ñoom ñoo koy def enjeu yi ñuy teg ay jalons yu ñuy teg la pour li tubaab bi naan diviser pour mieux régner woo ay nit pour ñu jël solidarité ak yow nga mën a am yow li nga bëgg waaye du lu ñu gëm mais Sénégal gi ci vote bi gis nañ ko fi ba nit ñi aussi tamit tirer sur la sonnette d'alarme ne lii buñ ko tàmbalee fa mu jëm du rafet te couleur beeg pël beeg njaago bi ñun ñëpp ay sénégalais lañu kon nag bu ñuy fal dañuy fal sénégalais bi nga xamante ne yaakaar nañu ne mooy gën ci askan wi moom mooy mën a yóbbu Sénégal ci kaw ak ci kanam kon nag affaire bi du Guinée rek nag waaye nag mu ngi xeeñ un peu partout mais nag ñu naan Al Walid des fois dina am si li nga xamante ne nit ki dina la ci nax waaye des fois da la ciy pousse référendum ñun jaar nañ ci Al Walid mais des fois dinaa ne la am na yenn yi nga xamante ne pour ñu leeral ko day jafe da ngay dem ba xuus dugg ci biir ñu déroulé ko nga doog a xamante ne fii la ngay jub fii lañ la orienté yow la nga ca doon séntu ak la nga ca doon xaar du lii kon Al Walid enjeu politique yi si boppam moo doy waar moo garaaw te démocratie Guinée naam dëgërul comme bu Sénégal ndaxte nee nañu nit ku nekk sooy jàngi ci lu baax Sénégal nga koy jàngisee mooy sooy jàng si lu bon yi tamit jëmale ko ci njuuj njaaju élection yi tamit Sénégal nga koy jàngee kon nga xamante ne Sénégal lu jëm ci ay texte jëm ci ay lii wax fa dëgg yàlla ils sont très forts waaye nag pour dérouler la ko jox ko ci anam yi mu war moom moo leen jafe waaye nag gis nga nee na ni nit ki soo ko naxee benn yoon amaana pour nga naxaat ko du yomb waaye nag lii nii su leen ko naxee yi tamit ci référendum bi am na li nga xamante ne yaakaar naa ne mën nañ ko redresser mooy na Mali taxawoon ñuy ñaan yàlla rek waddu bakkee ni yem fi mais ñoom ñu liggéey debout en un seul homme jéem a xeex mën a am lu ñu bëgg mooy lan son départ parce que li Sidi Fall wax ak muy dëgg amuñu fa intérêt waaye it tamit Sidi ñu ngi toog di xaar de di déglu di xool nan lay mujjee ñuy ñaan yàlla rek yàlla li mu bëgg foofu noonu rek yàlla bu mu am boo amee échec comme Mali damay dégg la porte sera grandement ouverte partout ailleurs dina am loo xamante ne africains yi dootuñ ko nongoti waaye nag Al Walid c'est toujours comme ça ku falu ku ne da ngay am doole des fois booy xeexanteeg ak say citoyen des fois lu ci ëpp yaay ëpp njiit njaaj te Al Walid li ñuy wax toujours moo gën a néew li ñuy bind ci entre les lignes parce que ñun boo ko xoolee ba si suñu référendum bi am na si point yu si kii woon mooy bañ si ëlbatiku ne ci li nga xamante ne c'était un peu nébuleux ci droit côté droit humain bi ñii naan dañ valider nañu homosexualité ñii naan non jëluñu ko nii ak nii gis nga bis bi ñu leen ñoree rek lañ koy mettre à nu dérouler ko waaye nañuy ñaan yàlla rek yàlla mi nga xamante ne moom mooy kun fayakun nga xamante ne dara réeru ko dara ump ko ñuy ñaan yàlla fépp fu ñuy jëmale askan wi te du loolu lañ doon xaar ci ñoom yàlla bu leen yàlla dooleel yàlla bu leen ci yàlla may ndam yàlla na peuple bi am ndam bu yaatoo ba nga xamante ne fu ñu bëgg a liggéeyal seen réew liggéeyal seen askan yàlla jàppale leen ci waaye nag galgal bi ak kii bi Al Walid yàgg na fi waaye vote ethnique bi du Guinée kese ñun Sénégal xaw nañ cee ñam xanaa kay ñun ñooy def prise de conscience te xamante ne ñun ñëpp benn lañu
kon nag fiñ ñu war a yóbbu buñ fa yóbbu mais nag président bi nii Alpha Condé Alwalit dafa yéeme dafa doy waar day jalgati di def lakka neex di wax lakka neex te liggéeyam ci biir Guinée des kon nag soutien la am soutien la am di toog di xaar waaye nag yàlla mi yàlla bi dara tëwul yàlla na décanter situation bi ci anam yu rafet une fois de plus. soxna Mariam Sall njàngat mi am na solo vote ethnique bi xaw nañ si ñam waaye da nga ni ñun ñooy def prise de conscience te aussi vraiment wax dëgg yàlla nag ñun fi nu toll Guinée excès gu fa bon foofu nag laay wëlbati ko rek daal di jàkkaarloog sëñ Sidi si yow laay dellu si sëñ Sidi Fall Guinée dafa doy waar parce que Guinée dafa am 4 régions yu am solo dafa am 4 zones yoo xam ni vraiment dañoo am solo trop rawatina si vote xam nga Guinée boo demee da nga fay fekk li ñuy wax la Guinée maritime mooy la basse Guinée boo demee Conakry si la bokk d'ailleurs capitale bi malgré que capitale moom capitale la loolu ñu baree fay jaxasoo xeet bu baree fay jaxasoo mais teewul foofu boo ko xoolee suusu yi ñoo fa ëpp doole te bu nu fàtte aussi ni waaj si boppam Alpha Condé malenke la mais malenke bu jaxasoo ak suusu yi la parce que dafa dégg seen làkk di wax ak ñoom te loolu réew ma dañ ko fonk lool kuy wax seen làkk bon bu nu jógee foofu nu dem si la moyenne Guinée boo demee les malenke nga fay fekk bon te boo xoolee aussi si camp wu président Alpha Condé dafa fexe ba partim malenke yi aussi dañ fa am doole te moom si boppam malenke la bu nu fàtte loolu malenke bu jaxasoog suusu yi la bon nga dem Haute Guinée mooy li ñuy wax la Guinée forestière foofu aussi bon malenke yi dañ fa bari doole trop ak benn xeet bu ñuy wax les Jersey ñoom aussi dañu fa am doole donc doonte kon aussi les Peuls ñoom majoritaire mais ñu si bari aussi dañu génn ñoo nekk si diaspora bi Sénégal gi boo ñëwee buñ la nee Guinée li ngay njëkk a xalaat mooy ethnie Peul parce que yow ñoom nga gën a xam fii malgré que am na ñeneen ñu fi nekk suusu yeeg malenke yeeg yooyu ñu ngi fi mais Peul yi ñoo leen fi ëpp noonu la Peul yi ëppee si Afrique noonu la ñu ëppee si àdduna bi parce que ñoom dañu tasaaroo waa ji looloo tax officielul fexe na d'ailleurs ba bloqué frontières yi ba nga xam ni Peul yi nga xam ne ñoo nekk à l'extérieur mënunoo voter defe naa loolu aussi stratégie bu mu def la bon loolu bi mu amee moo tax ma ni est-ce que du vote ethnique bi aussi tant que Guinée ñi ngi jafandu foofu duñu mës a am li leen gënal waaye loolu yëpp buñ ko boolee yow sëñ Sidi Fall ban jàngat nga si am ban gis-gis nga si am kàddu gaangook waaw Chérif question bi amati na solo waaye may remercier rek soxna Marème Sall soxna Marème bien dit wax dëgg yàlla macha allah leer na te li nga wax lu tegu la dara du ko dindi Chérif vous avez tendance à dire que fi Guinée tollu tey Sénégal excès gu fa Chérif dama lay wax ne fi Guinée tollu tey Guinée nekk fa woon démb nekk fa woon barki démb Chavi kon ñun suñu cër la daf ci bokk ñuy alerter parce que lu am solo la il faut alerter ndax fagaroo gën faju te xoddee ko balaa ngay lakkale n'est-ce pas bi si des mooy gis nga Chérif Alpha Condé naxul waa Guinée mënul nax kenn parce que gënu leen a muus ñi ko fa ëpp jàng fa nekk ñu ko gën a xam li xew ñoo fa nekk yaa ngi dégg mais li Alpha Condé def mooy jaay doole waa Guinée yóbbu leen référendum par force parce que dem référendum mu neex nit ñi mu naqari nit ñi référendum dina am su fi référendum am élection sa bopp xëy na waa Guinée loolu la Alpha Condé def waa Guinée mais naxul waa Guinée daf leen jaay doole yóbbu leen référendum loolu rek la naxaate Afrique naxaate jeex na fi ndax ñëpp yeewu nañu c'est-à-dire li ñuy def rek mooy jaay doole population bi jaay doole askan bi am ay lobby yu nekk seen ginnaaw ñuy def loolu neex
saa yu leen neexee di ko teg ci kaw ñu leen neex te gis nga li xew Guinée xew feneen amul lu xew ci ab pays africain yi rek te président Sénégal yi waxuñu wax ji wala ñu posé acte yoo xam ne la fa xew waroon na fee xew mais du fa xew heureusement parce que xëy na esprit sénégalais yi ñoo toll foofu wala dañoo yeewu wala li fi mag ñi ñaan la wala mais ce qui est sûr mooy sutura yàlla am na fi te yàlla na fi sax bi jaay si loolu léegi nag Guinée li fay xew mooy wax dëgg yàlla di leen ñaanal rek parce que métti na Chérif c'est bien beau wax nga histoire Guinée yëpp ak li fa xew ak te effectivement ni nga ko waxee noonu la demee mais loolu yëpp su amee ba pare Guinée di mujjee nii ñu am suñu benn journaliste bu mag bi nga xam ne dafa xam Guinée trop dégg nañ ko fii lu muy wax Afrique waxul Guinée moo fi ëpp courant waaye doo laal contact courant ñëw Guinée ëpp ndox ci Afrique waaye doo ubbi robinet ndox am mais à quoi ça sert tout ça kon amul njariñ léegi li ñu war a def rek mooy ñu jihaat xam ne xaru daganul te ñàkk xaru yu mooy ñu taxaw xeex lañu war a xeex jàkkaarloog ñañu war a jàkkaarlool wan ne peuple bi moo fi teg président bi kon lu peuple bëgg loolu la président bi di def su ko mënee xayrun su ko mënul su élection ñëwee ñu votal ko mu dem ba pare pour ñu votal ko nag mu dem ay élection day am yu transparente waxuma comme élection yi wañaar loxo nit ñi def lu la neex après xëy suba ne da ngaa gagné jël sa opposant ba nga xam ne dañ naan moo la gagné ci premier tour jël ay homme de loi jël ay militaire ay soldats dem wër ay këram mais loolu ñu teg ko fan Ibeka lu ko daanal loolu ci la bokk jékki-jékki opposant bi sës si moom rek mu jàpp tëj kenn xamul fu mu dem kenn xamul fu mu ko yóbbu rey na ko rey kenn xamul mais mu yàlla dogal mu am benn imam bu fa nekk koo xam ne yàlla lay teg ci kanamam xeex bi ils sont sortis vainqueurs lii la Condé def jël na Cellou Dalein Diallo ay militaire a ko encerclé amul fu mu jaar àdduna yëpp di gis loolu quand même dafa am loo xam ne dafa teguwul ci yoon te ñi ko war a xeex duñ ko xeex ñi mën a wañaar loxoom duñ wañaar loxoom lii moo tax affaire bi compliqué Guinée daal Chérif ku yeboo di leen ñaanal rek yàlla wàccee fa jàmm te pour yàlla wàccee fa jàmm forcément Alpha Condé dafay dem ak ñi mel na Alpha Condé dañuy dem fii en Afrique jërëjëf sëñ Sidi Fall ma jàpp si rek nag ni dañu war a alerter te muy dëgg loolu ànd naa si ak yow wax dëgg yàlla xotti koo gën bala ngaa lakkale dëgg la Sidi waaw mais xam nga Sidi li ma lay wax aussi Sénégal dafa raw Guinée si démocratie parce que boo xoolee ñun république bi nu njëkk a am président Léopold Sédar Senghor jiite ko Senghor bi muy tabax nation boobu Guinée daanaka dictature moo fa nekk liggéey na liggéeyul man damay wax ni liggéeyul parce que man li ma gën a metti ci Afrique ñaari réew yi gën a metti sama xol ci Afrique Guinée ci la bokk ak Mauritanie dinaa la wax lu tax Sékou Touré bi mu ñëwee dictature lañ fa dund Guinée dañu yàgg dund lu metti dañu demoon ba nga xam ne malenke yi ak susu yi boobu pël sax daawul wax Guinée et pourtant yoroon nañu ay borom xam-xam ni nga ko waxee nii aha amoon nañu ay borom xam-xam ana Diallo Telli un cadre un intellectuel africain de haut niveau fan la Sékou Touré jaar ak moom njabootam Dakar gi lañu mucc ba jabaram fi la faatoo donc Guinée dañu yàgg dund lii Guinée du tey booba nag ñun raw nañ leen parce que am nañu chance su tabax nation te li nekk Sénégal bokkul ak la nekk Guinée gis nga Sénégal da ngay ñëw papa ji sant Sall yaay ji sant Faye papa ji sant Gaye yaay ji sant Diop mais kii di Alpulaar kii di séeréer
kii di séeréer kee di joolaa kii papaam di joolaa yaayam di wolof kii papaam di naar yaayam di saraxole soninki mais loolu Sénégal daf na may chance ba nga xam ni brassage boobu tax na pour nu indi fi affaire ethnie dafay xaw a doy waar dadul sax mën a nekk mais Guinée ñoom melunu noonu boo xoolee pël bi lay sëyal malenke bi lay sëyal susu bi lay sëyal te loolu nag vraiment moo leen jàpp ba bés tey moo tax Guinée ak Sénégal kenn mun leen tëkkale dañ leen a raw si lu bari. ma ñëw est-ce que xam nga ni sëñ Sidi Fall Guinée si réew yi ëpp alal si Afrique si la bokk ndegam sax du ma wax nag sax far si àdduna bi seen suuf Guinée li mu am si bauxite Guinée li mu am si fer te fer riche la am fer bi tax nuy wax fer moom la Guinée am Guinée am na diamant te diamant bleu la am diamant bi tax nuy wax diamant bon ñun zircon la nu am Guinée diamant bleu la am diamant bi tax nuy wax diamant Guinée li mu am si or kenn xamul nu mu toll am na fa ay région yoo xam ne da ngay dox ci for or bi te li ma lay wax nii ku ko vérifier gis ni dëgg la Guinée mooy réew mi nga xam ni nekk fa di ji sax mën na la faa bañ a fekk am na si ay région yoo xam ne boo jëloon dara sànni ko mais dafay sax day jebbi donc Guinée boobu bu delloo gannaaw ba toll fii tey vraiment war nañu xool seeni dirigeant donc Guinée dañu nekk si guuta réewu guuta la dañu ko réew si lépp aha ba tax na kenn mënu nu tëkkale moo tax ma ni ñaari réew yi nga xam ni ñoo ma gën a metti si Afrique mooy Guinée ak Mauritanie parce que li nu am si richesse seen sous-sol te mënuñu ko exploiter mënu leen jëriñ dara te Guinée ngay dem ubbi robinet ndox du ñëw Guinée ngay dem amul courant te xoolal Guinée li mu am si ndox mi nga xam ne mooy génne courant te mënuñu ko exploiter donc Guinée réew bu tardé la réew boo xam ne ni ñuy dundee moo baaxul réew la boo xam ni politique ba na mu fay demee baaxul te lii moo tax li may wax nii gis nga ethnicisme bi am foofu seen problème ethnique boobu seen pot ethnique yii tant que jógewu fa du ñu am li leen gënal jërëjëf Serigne Sidi Fall di la sant di la gërëm soxna Mariam Sall foofu laay dellu see si yow soxna Mariam Sall yow tey su ma la laajoon lan nga yaakaar ni moom la Alpha Condé def ba sañ a taxaw tey ji ne gañe naa élection yi loo may tontu kàddu gaango jërëjëf Alwalit law départ ma di jaay doole mooy law ba tey ndaxte Alwalit su gañe woon malgré stratégie yi mu tëral yépp te ci yenn xeetu frontières yi nga xamante ne yaakaar ne pël yi fa la ñu ëppee muy diaspora Sierra Leone yooyu yëpp kii yu bari mu tëj ko frontière yi pour bañ ñooñu vote bi ñu bañ a voté kon nag bu doon vote ethnique boobu nekkoon na en sa faveur kon commission bi nga xamante ne moom moo war a piloter élection yi Alwalit am nañ seen siège comme ñun fii SEDA nu mu amee siège Sénat am siège am kon lu waral ñu leen di déloger di leen yóbbu biir hôtel Alwalit y a quelque chose de louche waa nag soo ngay ñëw nga war a mën a am temps wu collecter PV yi ba dernier PV su jotee ngeen jël temps ngeen éplucher chaque PV en toute quiétude ba génne résultat yi nga xamante ne définitif yi moom la ñuy xaar wala provisoire yi nan la ñu tëbee ba ñee génnee commencé jot PV yi am aperçu parce que fu nekk di nga fa am sa représentant kon lu fa génne rek ci si résultat rek danga koy am PV yi génne d'après les dires PV yi génne yépp daanaka Cellou Dial da ke cee gagné largement ñu jékki-jékki commission ba jékki-jékki génne ñeenti PV
lan lay jox di génne ñeenti PV Alwali te war a mën a xaar ba daj PV yëpp exploité ko génne des résultats provisoires le temps que ñuy dem ci résultat définitif waa Alwali ku gagné lan moo jar yow ngay dem di limiter mobilité sa adversaire lan moo jar nga jël aussi tamit sécurité bi force de l'ordre yi teg leen ci dëkk bi ñuy dal ci kaw nit ñi Alwalit toog ba xaaju guddi di monter di fabriquer ay PV loolu moo dul dëgg moo dul yoon xam nga moom lan la nit ñi ñoo doyal ci moom ndaxte dund bu metti li dunduloo waa Guinée oppression bi Alwalit metti na yaay buum yaay bumi ku la neex nga boom ku la neex nga sàkkal pexe nit ñi di dund ci tiitaange nit ñi di dund ci moytu doo xam sur quel pied danser te yaa ko wax loolu yëpp ñu am ko ci richesse Guinée toll fi mu toll kon nag vraiment la Guinée a besoin d'un autre leader pour pouvoir développer la Guinée comme que moom def na li mu fi def ci nombre d'années yëpp tële na mënut a dem ay la yëwan par rapport à son âge na may keneen ñëw su dee moom il est fier d'être guinéen su dee moom dëkkam ñor na ko na jël intérêt peuple bi jiital ko te effacé wu sortir avec tous les honneurs ndaxam naam loolu sax dina jafe ndaxte lam fa def yëpp mu nga fa toog di ko fa tege mais dafa mel ni moom dafa respecté wu sax doomu aadama yi bay war a mën a jël en préoccupation les kii seen inquiétude ak seeni jafe-jafe kon vote ethnique boobu mu doon wax lan la ko jural malgré tout le stratagème fan la mujjee kii batt ko largement moom à chaque fois ay élection ak victoire am dañ koy remettre en cause Alwali jusqu'à quand commission bi na ko bàyyi ak liberté am seen siège ñu toog fa liggéey ba ca anam yu sell mais kii dafa génn wax rek ñoom ñu génnaat rek la sa waxaat joxaat ay résultats partiels pour la lépp di jouer ci conscience su nit ñi mu bu ëllëgee soo amee loo yëkkati jóg taxaw nit ñi nga am ñu mën a nekk ak seen ginnaaw Alwalit ça suffit Alwalit ni ñu gëm ne yàllaa fi ne te liggéey bu la yàlla jox rek am na loo xamante ni bu ëllëg dina la ko àttee kon nag nañu jënd kër ca àllaxira ca àddina fi daaw suyu kawe yi moo gën am lépp ci kaw suuf ndaxte fii kii dërëm boo yor rek bu ëllëgee dinga ko layoo gis nga na chef d'état africain yi dañoo moomul nit ñi lu leen neex def dinañ utiliser bien yi à leur guise nit ñi di ko muñ waaye nag suñu choix wu bopp tey ñoom ñu ñëw ne tey jii man kii doyatuma kii moo ñu peuple bi moom mooy tànn ka doy nga ñëw xajamal ko looloo fi war a jeex gis nga nag loo fi bëgg mu jóge fi toujours ça a un prix et il faut y mettre le prix mais nag ba mu egg ci bakkan ay wadd bakkan waaye moom de Alpha Condé jaral na ko ndaxte mu ngi waddal ay bakkan nag amu ci benn état d'âme mais il faut que ça cesse su gañe woon Alwalit dina demee neneen moom ci boppam xam na ne en âme et conscience gañewul Alpha Condé xam na ni en âme et conscience que di gañewul soxna Mariam Sall yow yaa ko wax jërëjëf Mariam waaye damay dellu rek Sidi si yow laa jëm Sidi waaw Sidi li may wax ni Guinée nax nanu leen te am na aussi foo xam ne aussi vraiment dañ fa tardé bu metti retard dal na leen fa parce que bu nu demee ba tey ak fi démocratie toll si Afrique fi démocratie toll si àdduna bi nu toog ba tey foofu li am Sénégal amu xam nga Sénégal tey bu ne tey le jour vote yi centre boo dem fekk fa journaliste yi chaîne boo gis muy télévision muy rajo muy réseaux sociaux yi foo dem
résultat yi njëkk a wat da ngay gis nu daal di koy xamle si saa si rajo bu nekk télé bu nekk réseaux sociaux yi ku nekk say correspondant di la jox résultat yi si tàng-tàng bi nag bureau de vote bu nu affiché nu jox la résultat bi mais est-ce que xam nga ni Guinée eggul foofu Guinée loolu kenn ñemewu ko fa ah d'ailleurs am na site bu ko fa def sa élection yi mais dañ ko tëj si saa si te la fëra ci ruus ak ay journalistes sénégalais yu fa nekk ñoom ñoo ko def mais ñoom ñemewuñ ko ñoom seeni ba rek moo am droit joxe ay résultats du journaliste bi du kenn du keneen am loo xam ne aussi loolu dem nañu sax ba ni c'est illégal parce que xam nga lu tax dañuy Cellou Dalein Diallo dafa am ay nit ñoo xam ne daf leen jox ay tablette nu dem doon filmer xam naa bon xaw ma nun ko defee ay PV ba publier ko te loolu légalul foofu mais est-ce que Guinée nga defe ni loolu aussi du retard bu nu demee ba tey fi nu toll nii fi démocratie toll ñoom nuy toll foofu seeni bay génne résultat journaliste amul droit wax ci élection mais gis nga seeni débat wute naag sunuy bos ah jour élection boo suivre espace suivre RTG da ngay gis ñun suñuy journaliste li ñu ñemee wax ci ay élection li ñu ñemee génne ku nekk def analyse am génne xalaatam mais ñoom ñemewuñ ko est-ce que Guinée googu ñoom pare nañu fi mu toll nii mooy li may wax nag pour egg ci démocratie fi war est-ce que pare nañu est-ce que ñoom it waratuñu xool seen bopp bu baax a baax a baax est-ce que waruñu soppali doxalin est-ce que waruñu yeewu donte kon nee nga ma kenn nelawul waaye ñoom it am na lu leen dese bu nu yandooru ñi ngi nelaw sëñ Sidi yow tey ji lan nga gis ni réew mu mel ni Guinée suñ ko defoon suñ ko indi woon ci wàllu démocratie ba nga xam ne loolu dina walangaan ba egg ci seeni vote yaakaar nga ni dinañu am li nu bëgg te mooy nag jëlee fa la fa nekk te mënuñu ci dara sëñ Sidi yow laa ciy déglu kàddu gaangoog. waa Chérif, question bi am na solo may waxaati soxna Marième Sall macha allah Chérif, c'est vrai li nga fi wax yëpp dégg nañ la laal nga temps Sékou Touré Guinée nu meloon ba tey ak fii yéen fi Senghor defaree woon macha allah ba ñu am li ñu am tey waaye Chérif sooy wax naxee dëgg nag ñun la Senghor ak parti socialiste nax parce que Senghor def na fi 40 ans ak parti socialiste Sénégal amul tali Sénégal dellu ginnaaw ba c'est pas possible Senghor ba mu fi nekkee Cheikh Anta Diop mi ngi fi woon nekk borom xam-xam ak ñeneen ñu mel ni moom mais lu ñooñu mus a def rek tegg na ko sànni fële loolu moo fi ne Senghor président tubaab yi la woon rek lu ñu fàtte autant président France di wax ci débat quoi mu ne président mu ne pays africain yëpp Côte d'Ivoire ñoo dàq làkk français gars yi interpellé ko ne ko non monsieur le président Sénégal nag mu ne non les Sénégalais sont des Français Chérif xam nga fii dafa am loo xam ne dañ ko maquillé ak loo xam ne maquillé wuñ ko loolu rek moo fi ne te gis nga élection yi ngay wax ni Guinée effectivement élection yi résultat yi mi ngi doon wàcc le jour si nit ñi déglu ko te ku ko déglu xam ne Cellou Dalein ba mu lu mu reyee waa ji fas mënu ko daw Cellou dafa gagné au premier tour loolu dafa leer mais malheureusement Cellou amul borom doole ci ginnaawam comme nu Alpha Condé nu tubaab bi français yi nekkee ci ginnaawam ak CEDEAO nu mu nekkee ci ginnaaw Alpha Condé ku amul wéeruwaay da ngay neex bu max looloo dal Cellou Dalein Diallo moo tax tey jii mënul gis biti ay militaires ñoo ko encerclé te Chérif suñu élection yi passé présidentielle ñun kañ la résultat génn te bien avant résultat bu muy génn gars yi dañu joxe seen pourcentage Abdoulaye Wade moo ko njëkk a joxe Boun Abdallah joxe ko le jour si après la lañ gis dafa ñëw exact Chérif élection yi passé xelu Sénégal yëpp dañu ñu si bari dañu yaakaaroon Khalifa Sall Macky Sall jël ko def ko ci kaso bi
gis nga Guinée Sénégal Côte d'Ivoire Afrique wax naa ko sànq ñun lan lañ leen rawee ban sens lañ leen ëpp est-ce que ñaan yu baax yi la est-ce que mag yu baax yi la est-ce que suñu esprit la sénégalais yi waaye li ma leer ba leer daal mooy sutura yàlla moom mi ngi fi ndax acte yi président yi di posé wala wax ji ñuy wax wala jëf yi ñuy jëf suñu président yi ñu ngi koy def mais dañ leen faalewul Chérif daal soo bëggee dégg gis nga Afrique seru njaxas la rek vax la Brodé la Ganila la Lagos la seru njaxas la rek gis nga suñuy fóot lépp la ñuy boolandoo fóot suñuy weer dañ koy boolandoo weer suñuy passé lépp la ñuy boolandoo passé loolu mooy Afrique te gis nga Guinée Conakry pour mu am jàmm li ma la wax la rek cancer moo fa nekk cancer yi mooy Alpha Condé foog ñu garab bi duñ ko dagg dañuy buddi si ren yi la ñuy commencé buddi sànni mu dem ànd ak ñu mel ni moom sinon Afrique amatul tànku kanam tànku ginnaaw rek lay am te Chérif Rey dafa métti bakkan dafa fort balaa nga koy xam kenn takk ci yoo rek génn àdduna te yàlla jëlal ko boppam loolu rek dafa métti waxuma la nit nga jox ko nguur fal ko ak sa carte moom muy jël jaas yi wala muy jël pistolet di ko jox ay armée ñuy dalaat ci kaw peuple boobu Chérif loolu dafa métti ci xol dafa métti ba fu métti yam yal na yàlla def jàmm Guinée asalaamaaleykum. jërëjëf sëñ Sidi Fall jërëjëf soxna Mariam Sall liñ si mënoon a wax jeexul liñ si waroon a wax jeexul liñ si naroon a wax jeexul waaye waxtu weenu xoj waaye may xam ne rek sunu dirigeant africain yi war nañu xoolaat seen bopp parce que réew nag waroo ko bëgg bokk sa réew ma di doomu réew ma war a defar réew ma nga dem ba ñu yëkkati réew maak lépp luy alalam lépp luy dogalam teg sa loxo nga war a taxaw réew moomu defar réew moomu ba bu gënul si réew yi aussi bokk si réew mi gën si réew yi ngay def loo xam ni day tasaare réew ma day jaxase réew ma dafay indi fitna ay bakkan di sa rot man nag foofu laa àndul ak Alpha Condé mooy lu ñaaw te nu def attention si problème mu troisième mandat parce que troisième mandat kat nar naa taal Afrique Mali xëy na armée ba teel na noo xam li ñuy xam def li ñuy def waaye Guinée gis ngeen fi mu toll Côte d'Ivoire ma ngay yëngatu ñun yàlla na nu mucc si lii loolu rek nag la ñuy ñaan fi mu nekk nii ma fekk Sidi Fall li nga waxoon xoddee ko bala ngay lakkale kon nag tey lii lañ doon waxtaanee ñoo nga woon Fouta Jalon Guinée présidentielle ya Alpha Condé dafa foqatiwul Cellou Dalein Diallo moo gañewul defe naa ni dégg ngeen si sunu ay invité te leen si wax leer na naññi mbokk yi di leen sant di leen gërëm di rafetlu ànd bi ngeen ànd ak ñun safoo bi ngeen safoo seen émission actualité politique de la semaine di leen wax nag fii la leen seen émission di tàggoo mu doon Cap Sénégal naataange la convergence alternative pour la prospérité Sénégal naataange bi président Abdoulaye Fall jiite di un parti en construction dikk ak fem bu bees fas yéene def politique neneen ba ku nekk gis sa bopp Cap Sénégal naataange di yëngatu si lépp lu soxal doomu aadama rawatina lu koy jëmale kanam wala luy jëmale sunu réew Sénégal sa kanam luy jëmale sax nag sunu continent Afrique sa kanam a kanam Cap Sénégal naataange di yëngatu si càmm gi mbay mi napp gi santé faju wér-wérle éducation sàkku xam-xam joxe xam-xam jàng-jàngale waaye it justice jubbanti lëkkaloo woon si partenariat ak sunu Kër FM di la première radio panafricaine di émettre depuis Los Angeles mbokk yi ñi ngi leen di tàggu di leen jox dig daje fii ak ayu bés incha allah nekk leen si jàmm ba booba jàmm ak jàmm ba booba incha allah jërë ngeen jëf.